topp leen ñu faram-fàccee leen xibaar yi. salaamaaleykum ñu doore xibaar yi ak commission bi yor lu jëm ci wàllu séntu weer fële ca Touba te ñu taxawal ko fa ngir mu koy saytu dëppoo nañu ci ngis teg weer wi ni ki démb muy bis bu jëkku safar di doon tey jii kon ñu jàpp ni màggalu Touba bi méngoo ak fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar 18 safar dina doon ñaari fan ci weeru août bi ñu dëgmal mooy méngoo ak kon 18 safar xam ngeen ni mooy bu ñu koy lim ci weeru olof. laneen ci wàllu xibaar ñu wax rekk ci li nga xam ne mooy dette publique bu Sénégal egg na ci 25,583 milliards ci francs CFA loola bu ñu ko xayma te mi ngi am ci atum 2024 bu ñu ko xaymaa mu ngi toll ci 128,6% ci suñu PIB loola nag ndax mun naa indi ak cooxe impacté itam ni koom-koomu Sénégal di doxee question la bu Abdou Sarr laaj économiste bi di may sa baabu lii la ko tontu. boru Sénégal bi nga xam ne cabinet bi dañ koy doog wax muy ab rapport bu génn wane na ne Sénégal bor bi dafa romb dayo 25,000 milliards ak lu topp ci diggante 2019 ak 2024 loolu dafa ëpp trop ndax fekkente ne dañ ko xayma mu nekk 128,6% te réew mi waroon a dépassé 70% nga dem ba 128 loolu xam nga ne dafay rewaar li ci metti mooy ñuy xocc benn dootuñ mën a demati lebi comme ni Macky Sall doon def di leb di def ay pont ki tali n'importe quoi dootoo ko mën ñaareel ba soo ko defut Sénégal ci boppam nga xam ne économie bi moteur bi mooy état bi moo waroon def ay investissement yu mag a mag a mag entreprise yi am liggéey dëkk bi neex loolu moom du am donc réew mi dafay taxaw ci koom te bâtiment bi su doxut liggéey du bari loolu yëpp ay gàllankoor la yoo xam ne bor bi moo ñu ko yóbbee kon man suñu suba dana metti lool ndax benn ba ci gën a garaaw ñu naan ñu ko yàlla mooy li ñuy wax faillite maanaam perte état Sénégal taxaw taalal ay loo xam ne mënatuma fay su boobaa nag ajustement structurel loolu ñuy wax restructuration te loolu moom musiba naar laay la ndax subvention yi dana dañ njëg yi yokku ñu tere la lépp am na sax nu muy demee ñu nangu sa yëf jaay ko comme niñ jaay woon téléphone bi jaay ko yu mel noonu daal poste bi de mën nañ ko jaay TRB sax mën nañ ko nangu yooyu yëpp ay risque la tey yoo xam ne nii Sénégal foofu la toll ndax bor bii daf ko xocc amuñu xaalis ci or amuñ ko ci pétrole amuñ ko fenn lañ ko am lu dul ay impôt yi matewu ko kon nag am na lu métti lu ñuy yor daal. ressources yi ñu doon négocier ngir teg ci loxo ngir Sénégal li mu yanu mu mën koo antan te ñu teggi ko mel ni kuy contenté wu ci ay taxe ki impôt dong la mu wax économiste ba mooy loolu doyuñu te dem ba yegg ci réew mu perte fayit musiba la Sénégal a nga ci yoon ba question boobee la ñuy laaj Serigne Mbacké Fall moom itam waaye jàpp na ni xëy na mënta nekk signe bu bon lool ci cooxe ci suñu wàllu koom-koom Serigne Mbacké Fall ñu teewlu moom na mu ko expliquer à Lamine Senghor. yokkute gi nga xam ne moom la boru Sénégal yokk ba àgg ci 11,219 milliards mu war a tolloog 128% ci juróomi at yu ne chiffre bu xaw a si tiitlu la waaye nag li ëpp solo mooy ñu comprendre ne bor nekku ci lu bon ci ni ñu koy déggee li ëpp solo rek ca mat a jàngat mooy naka la ñuy jëfandikoo bor bi bu fekkee dañoo leb ngir tabax ay tali leb ngir tabax ay hôpitaux yi nit ñi fajoo leb ngir financer ay projets yoo xam ne dina amal réew mi njariñ waaye dina indi yokkute ak xaalis ci réew mi dañuy jàpp ne leb boobu leb bu am njëriñ la leb bi nga xam ne nag moo mat a moytu mooy leb ngir fay ay bor wala leb ngir fay ay salaire wala leb boo xam ne daal li muy jëriñ mooy def la gestion ou les affaires courantes de l'État bu ñu xoolee sax conclusion bi nga xam ne moom la Forwes Mazars def ci dettu Sénégal ñoom li ñuy gën a invité li ñuy gën a woo autorité réew mi surtout ñi nga xam ne ñooy gérer li ñuy tuddee koom-koom réew mi ak finance réew mi mooy ñu gën a am transparence mais ñu gën a am efficacité maanaam ñu gën a am farlu ñu gën a am ñu gën a leeral aussi li ñuy traçabilité li ñuy def lépp ba nga xam ne képp ku fi dugal xaalisam dina xam ne fi mu koy dugal wóor na ci itam ñi mu koy jox tamit am nañ ci ñoom confiance boo xam ne leer na ko ne ñi am na luñ ko fayee. rencontre ba ca Doha moo continuer animé géopolitique bi ci Sénégal Macky Sall bu saafonte Karim Wade Karim gàttandu Diomaye war a dalal Macky ci Sénégal foog Sénégalais yi waxtaane kon lan moo nar a xew ci seen diggante gëstu Jibril Ñaan
dëjug ki nekkoon émir bu Qatar fësal leneen lu bokkul ak diplomatie ca Doha ay image yoo xam ni moo jurub coow fii ci diwaanu Sénégal muy ab ndaje ñett ci njiit bu Sénégal Bassirou Diomaye Faye kim fi wuutu di Macky Sall ak it njiit bu PDS di Karim Wade leneen li ci gën a fës di jokkalante loxo Macky Sall ak Karim Wade nga xam ni dañu ko siiwal ci réseaux sociaux yi samp sax ay laaj ci bopp askan wi le muy ak ndaje ci ñaari nit yoo xam ni leneen lay fësal lu dul ak njaale kepp naam sax amul benn yoon foo xam ne wane nañ ni am na ak waxtaan goo xam ne ñett ñi seq nañ ko officiellement waaye seenuk ndaje am na lu mu wun toll moom moo nekk théâtre bi gën a jax ci jeu d'échecs ci wàllum politique ku ci nekk di xëcc jëmale ci sa bopp tabb say pion di xalaat sa intérêt personnel kepp Macky Sall di fexe ku ko jàppale ci wàllum diplomatique ci candidature bi nga xamee ne bëgg na ko nekk secrétaire général bu Nations Unies ca ganeen wàll ga Bassirou Diomaye Diakhar Faye moom nekk di tabax ak parti politique di wutit ay ñoñ yu ko jàppale Karim Wade moom fi mu toll nii di fexe itam nu mu dundalewaat parti PDS bi nga xamee ni génnoon na ci làngu politique gi ab laaj day samp ndax seenub daje bi dañu ko def ngir intérêt askan wi wala seen sàkkuteef di lu aju ci wàllum intérêt personnel wala mbiri politique kepp ñenn ci analyste politique yi li ñu gis mooy naam sax am na leen loo xam ne mu ngi waaj a jug ci wàllum politique loo xam ne mën na jaxasewaat carte gi wàññi doole Pastef ak njiitam bii di Ousmane Sonko muy ab hypothèse boo xam ni fi nu toll ni tembe day fësal geneen xeetu doxalin ci wàllum politique li wérte war mooy triangle politique bi nga xamee ni ñu ngi koy formé ca Doha ku ci ne la nga cay wut mooy génn ci ak ndam Macky Sall lii sababam mooy mu gën a dëgëral taxawaayam ci scène internationale Karim Wade moom jël risque indi geneen ak fantasiro ci biir parti PDS lii lëj mbal xelu ñu bari moo xam ci wàllu image moo xam tamit ci wàllu doxalin politique li sénégalais di xaar mooy ñu bàyyi mbirum politique politicienne yi ak calcul politique yi te moytandiku di former ay alliance de circonstance nga xam ni dañu ciy tollu rek def ko waaye du benn yoon bëgg njëriñal askan wi li askan wi di sàkku ci njiitu politique yi saa suñ demee bay xalaat na fekk intérêt askan wi képp lal ko. ñu ngi lay jaajëfal Djibril Niane même question la ñu laaj Assane Samb muy directeur publication yéenekaay bii di Le Quotidien di itam jàngatkat ci wàllu politique jàpp na ni ak loo ko fente mënu fexe ba doo gis ni diggante ñett ñii am nañu xemmemte fu jigeyantoo ñu teewlu am njàngatam. daje bi nga xamante ni Macky Karim ak Diomaye daje nañ ko Qatar mën nga ne hasardu calendrier la parce que tamit ab dëj moo fa am émir di Qatar papa moo génn àddina ndax papaam dafa jox pouvoir bi sans que moom alors que mënoon na ko continuer mais mu préféré jox doomam kooku nag moo génn àddina ñoom ñetti ñëpp déjà Karim mu nga fa Diomaye dem fa pour jaal Macky aussi dem fa pour jaxal ñoom ñett ñu daje fa donc mën naa ni hasard de calendrier la donte nag derrière ci ginnaaw mën nañ ci jot ay calcul politique parce que dans tous les cas Diomaye mu ngi créé parti ñetti parti politique yooyu war nañ mën a déggoo wala waxtaan wala collaborer ci ni ñuy àndee ci élection yi ñëw muy local muy peut-être surtout présidentielle 2029 joxante loxo parce que Diomaye même bu créé parti boobu amul temps d'ici 2029 pour peut-être ancrage bi mu war a am maanaam ni mu war a sampoo ci population Diomaye xëy na du mën a def liggéey boobu ak li ci war ak ñi mu àndal te day soxla alliance ak collaboration yeneen parti yu dëgër yoo xam ne am nañ ancrage bi muy PDS muy APR muy beneen parti pour que évidemment mu mën a espérer quand même mën a gagner Pastef parce que bu dul loolu day jafe looloo tax waxtaan yooyu je crois que mënul ñàkk politique ñoom ñett ñëpp ay leader parti lañ te ko si nekk di nga ñëw pour waxtaane li jëm ci sa parti mais aussi lu jëm ci Sénégal ak nan la ñuy def pour mën a joxante loxo loolu je crois que mënuñu ko bañ a waxtaane foofu ca Qatar. Wolof Njaay nag nee na ki bëgg fi mu fanaan ak ku bëgg ko wéttali tëjal bunt bi du leen boole waaye bu coow amee ci seen diggante sax nag laaj bi mooy est-ce que ñoom ñaar ñëpp kenn moomu ci néeg bi loolu nag day daal di wane rek ni bari na lu ñuy teg nit dil ci wàllu politique ci cëppaandaw ja dañuy fàtte ñiy fal ak di folli te yow seen ay carte électeur waaye li wérte moo di ni moom politique saf na ci sàpp donte dañu ko awale ci wàllu diplomatie dëj jaale ak Nations Unies yu mel noonu ne le muy njàngatum Assane Samb neneen ci wàllu xibaar front syndical bi defoon benn grève générale waaye nee nañu am nañ ci mbégte lool ndax ñi ëpp ci liggéeykat yi topp nañu leen grève boobee nga xam ne daa mel ni nguur gi yëgu ko mooy li tax ñu ni daañu def benn marche départementale buñ ca noppee daañu waajal beneen grève bu gën a saf muy 72 heures ñetti fan yoo xam ni nguur gi dina dégg seen ay kàddu yi jàmbat ngir mën leen a fulaal leneen ci wàllu xibaar ñu wax rek ci jafe-jafe njàng mi am na benn CM bu tudd CM Ibrahima Thiaw ma nga ca Dakar
lu toll ci juróom-ñetti téeméer ak ñeent fukk ak juróom-benn ci ay candidat wu BFM ñoo fa nekkoon waaye école ba jagadina lool courant ba jagadina daanaka fréquenter école boobu sax risque la bu ngelaw àndee ak taw ñu doon def sax examen dañoo mujj génn dem laxatu yi loolu lépp di wane ni war nañoo gën a bareel jéego yi ngir gën a sellal nekki ni tout tànk yi ci salle de classe yi reportage yu Sira Béatrice Ndione. CEM Ibrahima Thiaw di centre d'examen ñu nemmeeku fa ñaari jury bu nekk nag di dalal limu ñeenti téeméer ñaar fukk ak ñett ci ay candidats bu nu sukkandikoo ci chef centre bi. ñaari jury bu nekk y a 423 candidats amuñu benn problème pour l'instant démb nag si ngoon bu ñuy waaj a def épreuve anglais bi amoon na toute difficulté parce que ak ngelaw bi ak lëndamaay bi élèves yi mënuñu woon sëgg trop si épreuve yi parce que dafa leen doon perturber. lenn ci seeni jafe-jafe bokk na ci tolluwaayu bërëb bile amul courant dal yi baaxul bâtiment yi màgget nañ lu ñu mel nag daal di yéexal épreuve yi bu ñu sukkandikoo ci surveillant bile. boo taw bi di ñëw loolu moo xawoon indi tuuti problème parce que xaw na retarder un peu les activités parce que heure bi mais aussi école bi aussi dafa nekk ci benn état dafa commencer délabré wu. voilà loolu dafa indi problème parce que taw bi après da doon dugg partout beneen problème bu ñu rencontré mooy ne classe yi aussi dafa manqué de lumière donc am ay épreuves yu war a dem ba ay 18h30 19h souvent day lëndëm xale yi dañuy am tuuti difficulté là-bas. lu ci mel ni épreuve anglais yi taw bi nga xamante ne naam sax bariwut waaye nag perturbé na ndaw ñi candidat yi di ko nakarlu. anglais bi démb safoon na. à part loolu yeneen épreuve yi moom c'était bien. métti woon na kay. normalement 16h lañu waroon commencer après ñu commencer 18h pour pare 19h. du ko dañoo guddee woon bi ñuy ñibbi. démb nuñ fa nekkee woon ak taw bi métti na torop tooy nañ poussière bi fekk ñu ba ci classe bi lëndëmoon na mënuñu woon sax examen dañoo waroon xaar pour mu xaw a leer tuuti pour ñu mën a commencer waat métti na torop. ngir gunge élèves yi maire bu ville bu Dakar Abass Fall daal dinay jagleel ab projet bu ñu duppee fondé pour les élèves muy rek joxe lekk ci biir centre d'examen yi muy loo xamante ne nag ñi la di responsable yi jàpp nañu ne li gën a yitteel CEM Ibrahima Thiaw bokk na ci tolluwaayu bërëb bile nga xamante ne nag danger la muy ab CEM boo xamante ne mi ngi dalal limuk 1500 ci ay élèves ñu séddale leen nag ci 26 salles de classe jamono ji nag Ibrahima Thiaw ñu ngi dund jafe-jafe rawatina ci jamonoy nawet bile. ba Sira ñu ngi ko tabax ci atum 1982 dafay jàng ci élèves wax nga ko sànq toll na ci 1500 taax ya màgget na gisal ngeen ko seen bopp daanaka ardoise yi fuq na plafond yi dafa yàqu école ba daal daanaka daa rëppëjoo safaanuwul ak fu ñuy defee gar xam ngeen xeetu pom moomee loolu mooy li tax kenn ca kilifay école ba daal di woo kilifa yi ngir ñu dugal ci seen loxo Ibrahima Thiaw la tudd ñu teewlu kàddoom. école bi 82 la démarré avec ay professeurs yu émérite macha allah ñooñu léegi fi tamit lu baax ak jom ful ak liggéey mais actuellement dañuy dund problème mu état école bi parce que école bi màgget na problème yi fi nekk bëri na bâtiment yëpp a vétuste donc boo leen demee ci réseaux sociaux yi sax du ñàkk di ngeen tombé ci ay images yoo xamante ne ñu ngi koy véhiculer depuis des années pour def appel à l'État à ce que ñu dimbale ñu. y a eu des projets comme le projet ADEM donc actuellement ñu ngi ci ADEM 2 ñun depuis ADEM 1 la ñu waroon réhabiliter école bi ba ADEM 2 ñëw jusqu'à présent amuñu satisfaction parce que on nous a promis de nous reloger ailleurs pour defaraat école bi boobu ba léegi ñu ngi xaar encore une fois on nous a promis ça durant ces grandes vacances là donc ñu ngi xaar encore espérons que d'ici école bu ibbi loolu dina am parce que on pensait rénover mais vu l'état des lieux rénovation mënul nekk parce que classe yi ci boppam baaxatul démb ak taw bi on a eu des problèmes parce que toits yi dañuy suinter donc du coup candidats yi nekk ci salle yi dañu amoon problème parce que il fallait que ñu déplacer quelques tables par rapport ak ni muy toqee ci seen kaw mais aussi lumière parce que comme état wu bâtiment yi tax na ba chaque fois rek réparation yi bëri na on est dans les réparations pratiquement chaque jour électricité eau lépp bâtiment classe ainsi de suite et ñun suñu école dafa bëri ay élèves donc nous sommes pratiquement sur 1500 élèves donc boo buggee jël 1500 xale nga yor leen ci lieu bu mel nii problème day am. Ndeye Marie Touré la tudd doon professeur lettres foofee ca CEM Ibrahima Thiaw nekk foofee ca Parcelles Assainies
ni ngeen ko gisee salle de classe yi baaxul ardoise ya naaw na te fuq na kenn mënu faa def lamp lëndëm na buy taw sax kenn du fa def examen te kilifa yaa ngi nii dëgg di seetaan di joxe seen i ay rendez-vous ko signé seen i ay histoire ak di def seen i audience mu nekk lu doy waar ci fi ñu bëgg njàngum Sénégal yegg fa maire bu Dakar Abass Fall moom fondele leen yóbbul loolu itam ma nga noonu le kenn mënta wax lépp. la ne ci wàllu xibaar dañu nemmeeku Sénégal ay nit yu bëri di rey seeni ay jegeñaale diw rey na doomam diw rey na jigéenam diw rey na ko da koo jëm paaka yu ñàkk fayda ñu ci foo ak bakkanu nit ba finalement deewu benn yooyu dafa mel ni dafa xañ sax nit ñi seen valeur ci wàllu dund te ki la koy xañ du ko teg fenn te du joxe benn explication loolu mooy di tax nag Sira Béatrice Ndione woo kii nga xam ni mi ngi tudd docteur Abdoulaye Idrissa Dieye xam-xamam màcc jëm ci wàllu nit ak nitee ma ko nekk nem ni ko lan moo tax Sénégal ëgsi fii lii la tontu. pour nga gis jigéen muy rey muus sax wala muy rey ginaar doonul woon lu yomb asamaan nag jigéen bu tiim doomu aadama di ko faat li ko ciy dugal bëri na li ci njëkk mooy jigéen ñu bari léegi dañuy tox jigéen ñu bari dañuy naan sàngara l'un dans l'autre jigéen ñi weesu nañu léegi cigarette ak sàngara waaye dem nañ ci drogue yu dur yi léegi jigéen ñi non seulement dañ koy jaay waaye dañ koy consommer su ko defee jigéen gi dootul ànd ak xelam li muy def mën na nekk si guddi ni bëccëg la ne mën na nekk bëccëg ni guddi la ne mën na rey maanaam muus ya day déggal mën na faat doomu aadama ni weñ la rek donc dootul conscient parce que xel mooy nit les choses se passent d'abord dans la tête nit bopp la kon jigéen ñi tey ginnaaw bi ñuy nekkee si dox mi ak sàngara si ak lu kenn xamul mais jigéen ñi léegi façon violence bu ne ñu ngi koy subir si sëy yi si marché yi violence verbale violence si wàllu kàddu violence physique si wàllu dóor ak toroxal ak bunduxataal violence économique elles sont victimes de discrimination et yii dañ leen a boot di beddi leen boo xoolee jigéen ñi léegi ñu si bari pour ñu am liggéey problème la parce que ñu si bari du ñu yàgg école dañuy dugg génn société bu ñu demee ba jigéen ji war a yar mooy yàq société bu ñu demee ba ay valeur amul anti valeur moo am société boobu waxtu tiit si moom jot nañu surdimensionné waat suñu jigéen xam àqu jigéen une femme ça vaut 1000 hommes jigéen warta mën a ñemee rey weñ asama di rey muus bay rey nit su ko jigéen defee rek pour man àndul ak sa bopp di wax ni nañu tiitaat si suñu bopp nañu tiitaat si suñu diggante ak suñu borom lu neex waaye def. mu nga noonu la di position jàngat bu am solo docteur Abdoulaye Idrissa Dieye lañ ci doon àndal noonu la am na benn ndaje bu ñu amal fii ci Dakar di def lu ñuy wax renforcement de capacité ngir gën a mën a dooleel li ñuy wax existence au genre ba nga xamante ni bii bot di compter wala kii ëpp doole kii man kii te ñu jàpp ni souvent ñu ni jigéen da ciy nekk victime xeetu ndaje yooyu rek am na bu ñu ci amaloon démb fii ci Dakar. commissaire Bintou Guissé nekk chef division genre ci police nationale kaddu yi la yëkkati ba ñu jeexale ndaje ma. waa dañ fi daje woon tey ministère de la famille invité police nationale ci atelier boo xam ne ñu ngi koy dérouler dans le cadre du projet Kaaraange donc ñu daje ak acteurs yi nga xam ne ñoom ñëpp ñoo nekk di intervenir pour mën a jël en charge jigéen ñi ak xale yi nga xam ne mettital daf leen dal. ndax jigéen ak xale bu ko mettital dalee buñ ko naree jël en charge ñu bari dañuy intervenir ci prise en charge boobu police daf ciy dugal loxoom mais santé aussi daf ciy dugal loxoom travailleurs sociaux yi dañ ciy dugal seen loxo psychologue yi aussi dañ ciy dugal seen loxo acteurs yooyu nga xam ne nag ñooy intervenir pour mën a jël en charge jigéen ñi ak xale yi il faut que ñuy daje mais aussi il faut que ñuy wax aussi mën a harmoniser seen ay pratiques parce que il ne faut pas que ku nekk dem sa côté mais il faut que ci ñu mën a déggoo ci nan la ñuy jëlee en charge jigéen ñi ak xale yi pour mën leen jël en charge de façon efficace. di kàddu yi bàyyi ko ci commissaire Bintou Guissé reportage yu tey bi Ndakaaru de tawul taw bu am solo waaye am na ay quartiers yu lóor ànd ak beq ndox ma fa nekk tax kenn mënatu la dem. lii mooy situation yenn ci ay quartier fii ci Dakar te nag wax dëgg yàlla ku amul seetlu xam ni tawagul nag ba sébeegul waaye wicc yi mu fi def daal am na ay quartier yoo xam ne yoon ya fa nekk ak mbedd ya impraticable. reportage yu Khalifa Babacar Fall Cheikh Tidiane Sène ci Grand Médine. fii ci Grand Médine taw bi ñu nemmeeku ak ndox ya fa daal di des loolee indi ay jafe-jafe commerçant ya ak askan wa fa daal di nekk ba tax dem ba ak dikk ba foofee nag dafay daal di metti lool. ndox mi sonal ñu trop xeeree maa ko fi teg sama client yi sax duñ mën a jënd ndax
xeer yi ma teg ñu ciy jéege ndànk-ndànk yu ñëw ñun ñii sax amatuñu client ñun jaaykat yi fii parce que client yi duñ nangoo dugg ci biir ndox mi ñëw fii nii naan dañuy jëndi. bu weesoo jafe-jafe déplacement bi nga xam ni moom lañ fa daal di nemmeeku askan wa moom ña ngay daal di amuk njàqare ci seen wàllum wér du yaram la ko sabab du lenn lu dul ndox ma nga xam ni moom moo fa daal di des dañu jàpp ni loolee mën na indi ay wopp rawatino ci nawet bi ñu daal di nekk. dara waxuma sax client yi mais ñun suñ bopp chaleur bi muy dégager odeur bi muy dégager comprendre nga daf ñuy sonal te baaxul ci suñu état de santé te da ngay xalaat ndox bi ëllëg bu fi jógee poussière bi mu fiy bàyyi loolu mooy gën a doon pur parce que boobu day directement sa poumon yi la jëm. bu ñu sukkandikoo ci yile commerçant loolee dafa daal di laal bu baax seenub liggéey ba sabab ay clients yu wàññeeku seenub économie daal di nërmelu. parce que ñun nekk tali bi ndox bi nekkee wi doo jaay dara da ngay toog rek te xam nga lu la war bari na waaw moo tax ñu ñaan ñu mën a dimbali ndox bi ñu dañ ñu dindi ko fi ñu mën a liggéey loolu. jaay bi encore dafa sensé léegi bokkul ak avant. askan woowee ña ngay woo état bu Sénégal ngir ñu mën a daal di saafara yile jafe-jafe ña nga leen di dànkaafu ci mbir moomi bu ñu ko deful daañu génn yëngu-yëngal te loolee mën na àgg sax ba ci ñu baare bi la tali. su loolu lañ bëgg a envisager fi mu toll nii ci loolu lañ nekk état bu ci jógul moom dañuy baare tali jusqu'à ñu defar ko parce que x fois ñoo ngi koy defar mais dañuy ay tal toosee la rek defuñ ko defar bu baax. buñ ko defaroon defar bu baax une bonne fois ñun dootu ñu dund lii ñuy dund. ñu jàkkaarloo ak ay inondation ak it ay ndox yu fa daal di des askanu Grand Médine ñu nga ci ak njàqare ba sabab ñuy woo autorité yi ngir ñu daal di jóg gaaw ci lu nu mel nga xam ni ma ngay daal di indi ay jafe-jafe ci seen wàllum wér di yaram ak it anam wa ñuy dundee. Khalifa Fall loolu day seeni jafe-jafe la waaye wax dëgg yàlla bët moom sébbeegul nag wala mu taw Dakar taw boo xamante ni bii moom kay xanaa ay canalisation yu bon. bu ñu baaxee itam tali bi nag ndax bu ñu ko baaxee itam gars yi bu ñuy dajee daw ak Dakar kan du leen téye ndax dañ leen di xàllal yoon duñ yëg benn yoon kon askan wa ñu tollool doole rek ñooy nekk victime ci seen baaxee tali boobule. benn orphelinat moo lakk fële ci Algérie lu néew fukk ak benn faatu nañu fa fukk ak juróom-ñeent itam am na ñooy gaañu waaye ña faatu itam ban âge la ñu am ak yooyee. doonagul ba tey loo xam ni service protection civile daal dinañu koy préciser ci communiqué bi ñu génne tey nag li ñu xam le rek mooy lu jëm ci wàllu perte humaine moom bilan bi ñu joxee di fukk ak benn yi bilan provisoire la. Irak wala Iran ak États-Unis li ñu xëy démb yendoo ko wanewul benn yoon ni xeex baa ngi waaj a jeex wala muy waaj a delloo si jàmm. Iran annoncé na ni bombardé na biens yi américains yi nga xam ne ginnaaw ñoom itam bi ñu bombardé coow la nag fi nekk ni ñoom ñaar ñëpp. Détroit d'Ormuz la ñuy sukkandiku ngir def ni mooy cës laayal guerre bi te guerre bi commencé na te teewul bato yi di jaar foofee ji Détroit d'Ormuz ginnaaw bi nekk lekk Donald Trump daal di def benn prétexte ngir di xeex ak Iran waaye du woon loolu kon jàll benn xeex ba daa amul woon benn cës laay loolu mooy li tax nag mu mujj nag ginnaaw bi ñu yenoo xeex bi yennee ku ko doon lu leen të ñoom waa Amérique ak waa Israël la. ñaar fukki simili ak ñeent moo toftalu ci juróom-ñetti waxtu yéen a ngi ànd ak xibaaru suba gi ci kàllaama ko ci Barma yéen a ngi topp Solo Média. sport ñu ànd ceeg Alamine Senghor Alamine salaamaaleykum. waaleykum salaam El Hadj Mansour. daa mel ni waa Argentine ñoo qualifié gagné nañu sama équipe ba. waaw démb day bëggoon naa la woo téléphone sax waaye dama doon bañ woo la téléphone nga coupé ma. jërëjëf ko man nee naa def ma pronostic damaa far. ku fa kii bëri nag da ngay daan baaju daan la lu méttiwul. waaw bu ñu la daanee tamit di nga am lu métti de. déedéet grawul mun ba defee njuñ jaay ba Sénégal wàcc la sama métti jeex waaw dafa am nga dafa am benn mag bu ko waxoon ñu ni ko muñal mu ni fu muñ di ne mu ni ko ci xol ñu ko mun ko fa la ñu ma jàmm. kon du boo amatul lu muñee. non looy muñee muñal mu ni fu ñuy muñee ñu ni ko ci xol mu ni ko fa la ñu ma jàmm. man bi Sénégal toogee laa noppee te am lu ma métti ci mondial yi nii damay fa kastaloo rek. Angleterre démb dañ leen éliminé El Hadj Mansour Argentine ñoom ñoo qualifié ci final ga fekki kon Espagne ñu fas yéene jogante final coupe du monde 2026 bi nar a doon nag daanaka Argentine bu fekkente ne jël na final gi ñeenteelu yoon mu koy daal di jël ñaareelu yoon yu toglantoo ndax ñu fàttali moo jël final coupe du monde Qatar 2022 bi mu daanee France ca wet ga Espagne moom ñu ngay wuti seen ñaareelu final coupe du monde nga xamante ñaareelu yoon coupe du monde kon mu nekk loo am solo final bu nar a am solo lay doon
foofii ca MetLife Stadium la ñu koy daal di jongante ca New York ca Amérique nga xam ne foofu la Sénégal jongante ñaari matcham yu njëkk ci coupe du monde gi ci njëkk ak France ak Norvège. kon stade bu mag la boo xamante ne gën gaa néew am na plus de 67000 places ci li nga xamante moom moo jëm ci foofu mu nekk ca diwaan bu New York. beneen match bi war a dox diggante France ak Angleterre gaaw lay doon kon Alaaji Mansour 19h loolu la ñuy wax petite finale ñu bëri di ko wax 3e place diggante France ak Angleterre. ñu dellu soit fii ci biir réew bu Sénégal wax ci Pape Thiaw ak dàq bi nga xamante ne fédération sénégalaise de football annoncé woon nañu ko gannaaw ab bataaxal boo xamante ne fësal nañu ko waaye nag daa mel ni dàq ba fi mu ne nii ba léegi ministère bi wàllum tàggat yaram validé gu ko ndax ñoom ci seen bopp nag ministre ba ci ay xibaar yu ñu jot nee na daal wax na waa fédération sénégalaise de football nañu jël tout li nga xamante lépp loo xamante ne war na nañ ko jël en compte ndax li nga xamante moom moo jëm ci li ñu duppee la ñu war a fay Pape Thiaw ci ay indemnité ak ñoom seen war nañ ko jël en compte wax ko moom ministre bi ci boppam ñaata lay coûte nguur lay dikkee nguur gu Sénégal bu ko defee ñu mën a saytu ndax boo leen fàttali ko fédération sénégalaise de football ci ay xibaar 18 millions la ñu bëggoon fay Pape Thiaw ca mujjanteel ga ministère ba moom moo daal di góorgóorlu ba ñu fay ko 30 millions waaye nag bu ñu ko dàqee am na loo xamante ne dañu ko warlu ak Pape Thiaw kon loolu yëpp war nañ ko mën a càmbar laataa ñuy jël dogal te sax laataa ñu jël loolu dogal foofu ñu xool dëggantaan lu jëm ci coupe du monde gi maanaam ñu def li nga xam moom mooy situer des responsabilités bu ko defee nag ñu soog a jël ay dogal loolu daal ci ay wéyu béy la ñu farne ministre bi ci boppam moom la daal di sakku mi jëw ñi nga xamante ne ñoom ñoo jiite footballu Sénégal muy fédération sénégalaise de football kon Pape Thiaw daa mel ni ba léegi mbiram leeragul ci li nga xamante moom moo jëm ci dàq équipe nationale bu Sénégal am déet. maanaam. man commencé kontaan xëy na kilifa yi ñu commencé dégg Pape Thiaw mënuñu ko dàq noonu et puis def benn point de presse ak pëndal affaire et ça passe affaire yi dafa laaj enquête nooy dàq Pape Thiaw yow wax nañ ñaari salaire lii la proposé lii la ñu nangu lu ngeen ko doon fay dañ ko war a dàq def joxuñu lan ngeen def ci contrat ba ci ni ko boo qualifié lii lañ lay jox boo qualifié wul lii lañ lay jox boo eggee fii lii lañ lay jox yooyu dañ koy bind. donc jékki-jékki naa jox leen mu indemnité ay 400 millions que 300 millions comme ça des millions comme des dërëm. waaw du yomb nag xam nga Alaaji. mais dañuy jaaxal rek. boo signé ak nit contrat ngeen signé 2 ans par exemple bu fekkente ne ci diggante bi. yow ci sa bopp yow yaa bëgg a retiré wu ci contrat bi. forcément le tribunal du travail. ci wàllum liggéey am na li nga xamante ne moom moo jëm ci ay indemnités yoo ko war lool bu ñu jëlee ci liggéey simple. bu fekkee ci contrat ba defoo ci woon clause boo xam ni bu fekkente ni bii mondial passé au premier tour dañuy arrêté xam nga loolu ay clause yu ma dëxëñaale ci biir contrat bi mais yooyu est-ce que def nañ ko ci yow yaa jékki-jékki parce que waa ji gagné nañ ko 16e de finale nga ko dama lay dàq. moo tax nag ministre bi mu wax foofu ñu taxaw ci ndax lépp dañ ko war a leeral laataa ñuy jël ay dogal. am nañ mbokk nag football bi itam ñoo Abdoulaye Fall moomuñu ko nag yooyu foog ñu xam ko gouvernement bi ñi ko jiite moomuñu Sénégal foog ñuy wax li ne ñuy def li ne ci texte yi nañuy def li ne ci texte yi di bind ay histoire fii te yow histoire bi ngay bind ñun ñoo moom suñu bic ñoo moom suñu encre ngay dàq. di padde di wéqee mel yow football bi yaa ko moom ñoo toog ba mu neex la nga teg sa ay micro wax ba mu neex tuumaal nit accuser nit kii dañu koo dàq finalement mais noo ko jëlee woon ba koy dàq il a parlé 50 millions ñu 30 millions il a demandé 400 millions ñun ñu wax 3 mais attends xaalis des centaines de millions Abdoulaye Fall toog comme kii waxtaan ci ëttam mais ministre bi bu defuloo loolu ma ne Sénégal amul amee je te jure comme nii benn ministre bu toog ci débat ni ñun mënuñoo bu ñu jëlee suñu ay ressources suñu phosphate bu ñu ko téyee day ñaawal deru Sénégal bitim réew dañ naan Sénégal warut a téye ay ressources am daf koy accaparer te loolu dafay ñun daal comme Sénégal 15% la amoon dañ ñefe ba am 30% li ci des ñu teg ko ci ay taxes ak impôt foofu la Sénégal toll mel ni yow ci plateau bi daal sa ëtt la boo xam da ngay toog booy. jox ma kaas bee xel ma ataay ma naan dagal ma fay xobi naana non dans quel pays sommes-nous. mën naa jeexal tey yàlla suñu borom. eggale non réew mi. Ibrahima Mbaye doomu réew Sénégal la bokk ci équipe nationale bu Sénégal
moom boo leen fàttalikoo sax dugal na ci coupe du monde gi moom Ibrahima Mbaye bi muy Sénégal di jogante ak Norvège jàppale ne kon fi mu ne nii ay club yu bëri teg nañ ko gët moom Ibrahima Mbaye nga xamante ne xam ne woon na ne am naa mbëbët ngir génn Paris Saint-Germain nga xam ne foofu la nekk ci at yi ñu génn ndax sax mooy bokk na ci ñi jël ñaari Ligue des champions yu Paris moom Ibrahima Mbaye nag fi mu ne nii équipe bu Dortmund ñoo ko teg gët bokk na ci Aston Villa Manchester City ba sax Leipzig teg nañ ko bët naka noonu kon équipe bu Tottenham waaye nag Dortmund daal ñoom ñoo dugg ci dossier am démb loolu mooy xibaar bu yees bi ñu ci mën a jàpp en tout cas lañ ca mën a jàpp daal jàppal ne kon Ibrahima Mbaye fii ba 2028 Paris Saint-Germain ñoo ko moom te Paris daa mel ne ba léegi noppeeguñu ngir jaay kookee di Ibrahima Mbaye nga xam ne ci ay xibaar daanaka ci valeur estimative daal natt nañu ko ba 30 millions d'euros ci li nga xamante moom mooy jëm ci mercato bi ñu nekk fan lay jëm est-ce que day toog Paris wala day dem en tout cas loolu dinañ leen ko toppal ci yeneen jotaayu xibaar Alaaji Mansour loolu yëpp yeneen ay millions la 30 millions d'euros ci Ibrahima Mbaye ndaw bu amagul 19 ans. yàlla na ko jik amiin yàlla na ko jik yàlla na ko jik waa Sénégal bëgg nañ ko daal yàlla na ko jik ndax jàmbaar la day football moom nekkul fii di toog ba mu neex ko muy teg lu micro fii pour wax lu ko neex rek ñu ngi lay jaajëfal bu baax jaajëfal jëfee mbokk yi ci ànd bi ak Solo Média jeexal nañu xibaar yi dañuy continuer ak yéen ci li des ci seen solo matinal niskis lay doon incha allah.